charismatique doyen des juges Samba Sall ku ko nekkoon la mu marqué taxawaayam ci wàllum yoon ay dossier yu tàng jër nekkoon na ci bureau te yooyle dossier fësoon lool ci presse bi. moom dafa dugg dans l'histoire ji Samba Sall et malheureusement ni mu jeexalee nekk na lu metti mais dugg na dans l'histoire. L'histoire retiendra quand même que en 2021 ku ñuy wax Samba Sall yoroon na dossier bu am solo ci biir dossier boobu jotu koo yeggali mais yàlla sunu borom jël ko nit ñi nag di ci wax lu nekk mais li ñu mën a retenir ci moom mooy gor moo tëdd waaw gor dëgg moo dem. waaw xamoon naa ko jokkoon nañu sax ci semaine yooyu mais ku am fulla waaw ku am fayda ku gëmoon li muy def aussi waaw gëmoon na ko et puis amu ci woon sikki sakk c'est-à-dire du woon koo xam ne ku ragal la woon ku ñimee woon li muy def la nekk magistrat bu mu yàgg nga bàyyi dem dooni avocat kon kooku xam nga ne du xaalis la doon wut si magistrature parce que fële ko ëppoon mais pour servir réewam bëggoon droit bëggoon li muy def tax na mu ñëw nekk magistrat ñu ràññee ko ci nag. Direct News yamul foofu di fàttali ay jaar-jaar yuy am ci diggante politique ak juge te yooyle jaar-jaar am na si nga xamante ni sax askan bi xamu ko ndax devoir de réserve yu magistrat yi nekk na lu leen di gàllankoor. boo xoolee Youssou Ndiaye bi muy jël mbir mi bi Kéba Mbaye démissionné moom il a préféré bàyyi démissionné mais imaginez Youssou Ndiaye bu démissionné woon moom it ne oh non lii mënuma ko jot parce que proclamation résultat la fa lañ toll woon opposition bi di menacer di wax ne dañuy taal réew mi su fekkee ne nangam ak nangam di attaquer le président du conseil constitutionnel ak les sages imaginez Youssou Ndiaye à l'époque bañoon kon régime bi daanu Sénégal dugg dans le chaos parce que ñaari président conseil constitutionnel la yu démissionné ndoo ak kenn ku faatu mais ça pose problème su boobaa régime bi day daanu mais courageusement Youssou Ndiaye def ko jël bi ko Abdou Diouf di wax ne ko dama la bëgg mu ne ko foo ma yóbbu ma dem mu ne ko amul problème courageusement jël ko rendre le droit Cheikh Tidiane Diakhaté amul luñ ko yàqul woon ak les 5 sages xas leen menacé de mort dañuy taal réew mi nangam ak nangam élection yi jàll Macky Sall bokkoon na ci ñi nga xam ne ñu ngi ko doon ngañ ak les 13 opposants yi nga xam ne bokkoon nañ ci coalition boobu waaw mais ñooñu keroog bi ñuy def prestation de serment li leen Cheikh Tidiane Diakhaté wax man foogoon naa ne politique yi jëlee nañ ci leçon mais malheureusement jëlewuñ ci daal. ñi yëngu ci wàllum politique ñu ci bari di xool nu ñuy nasaxalee institution judiciaire mu nekk lu doy waar ci gis-gisu directeur de la publication bu journal bi yamul foofu mu ni àtte bu ñuy àtte politique yi warul tax ñu ñàkk di ormal magistrat yi. exemple Khalifa Sall ñu ne bi ñu xoolee dossier yi enquêté y a eu de fausses factures yoo xam ne bañ ko remonté ki ñu wax ne moo ko jaay kooku nee na du jaay ceeb jaayul dugub waaw mais bu fekkee ne loolu am na juge bu téye dossier boobu mais du gis politique moo toog jàkkaarloog moom un citoyen lañ ko indil nit koo xam ne kii nee nañ lii la def ñu produire ay documents su fekkee ne loolu moo nekk ci biir document am yi mais kooku xam nga du la bàyyi nga dem mais tout le temps dañuy bëgg yenn saa yi attaquer le président de la république wax ne moom moo ma def nangama moom moo ma bëgg a tuumaal moo bëgg def ni doo gis benn politique bu nuy jàpp même loxo ci poos mu nangu tuumaal nañ la cela ne veut pas dire que yaa ko def mais quand même bu la justice woowee am naa yaakaar ne da nga war a dem wuyu ji ba pare ñoom ñëpp boo xoolee ñoom ñëpp benn lañ ci fànn boobu koo ci ne nangam rek mu ne def ma bëgg
faagaagal nangam xam nañ ne man je suis un candidat sérieux et que man naa nangam waaw loolu aussi dafay am yoo xam ne yi il faut ñu bàyyi ko comme ça sunu justice bi mën a def liggéeyam. doyen des juges bu premier cabinet boobu le poste ñu bëri teg ci seen gët. waaye ki war a wuutu Samba Sall war na nekk magistrat bu am fulla am fayda naka noonu mu am expérience. yorul dossier yu ndaw c'est le doyen des juges dossier yu ponkal la daan yor yoo xam ne yii tey bu ci àndul ak sagoom àndu ci ak xelam ak xelaatam mais mën na basculer réew mi mais courageusement la jël ba pare boo xoolee même ñi mu jox mandat de dépôt dañ ko respecté soo dégloo Assane Diouf wala nga déglu Guy Marius Sagna du moins ak ñeneen da ngay ñëw mu dalal la waxtaan ak yow ba ci Sonko moom deful témoignage certes mais am na avocat bu wax ne daf ko daan abal sa jaadaam bu bëggee julli mu julli ñu toog waxtaan am na juge yoo xam ne sañoo leen laaj loolu dañ la ko dul may sax mais pour won la rek moom ouverture d'esprit ak aussi dal gi mu dal mais loolu moo tax remplacer ko du yomb. magistrat bu am fulla la war a doon am fayda am expérience ba pare nag ay naataangoom wekk ko parce que boo jëlee ku naataango yi wegul liggéeyam du neex liggéeyam du yomb mais foog nga jël koo xam ne même bu amul unanimité parce que nit amu ko mais nga jël koo xam ne kii wekk nañu ko ñi muy liggéey dool wekk nañu ko bu baax a baax ba pare aussi koo xam ne mën na dalal aussi xelu sénégalais yi parce que xam nga réew ñi ngay àtte bu ñu la wóoluwulee sa àtte du am solo. dawul coow ci xët yéenekaay bii di Direct News ni Samba Sall servir na bu baax justice ci réew mi ñu ko doon woowee bàcc ay dossiers yu tàng jër la gérer ak responsabilité naka noonu ak éthique.